Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatu Jallo. We are very pleased to be back here again to continue the conversation that we started last week, which was regarding the priority that we give our health as a people and also the government. And we are going to continue that conversation today. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Aboubacar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. ñu commencé fi woon nag waxtaan bu am solo bi nga xam ne bëgg naa ñu continuer waxtaan ko tey mooy gëdd bi nga xam ne moom lañ jox suñu wér-gu-yaram ñun nit yi nga xam ne ñun ñoo nekk fii nii ci Gambia ak ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi tamit ñu seet ndax jox nañ gëdd bu doy suñu wér-gu-yaram ñun ndax tamit ñi nga xam ne ñoo ñu yoral suñu réew mi tamit ndax jox nañ gëdd bu doy wér-gu-yaram loolu mooy waxtaan bi ñun nag duñ wax ne nii la wala nali la waaye daal bugga nañ ñu waxtaanee ko parce que lu am solo la dinaa bàyyi Khadijatu mu nuyoo ñu commencé waati waxtaan bi dinañ teel a ubbi line yi nag xam naa juróomi minute wala fukki minute rek ñu ubbi line yi ñu commencé waxtaan boobu noonu jërë ngeen jëf. Assalamu alaikum baɗigol mbalni mbarala Allah jati kede a programme oto dal taka min sotala jan QTV télé bo mbatu tenen wotenen alnal baɗi ma Khadijatu Jallow anen Dr. Aboubacar Jah mbaɗigol comme nga lahiɗo min tali tenen tambila ka yitan dalla ko be kaccañen tentendilale bi fana mo wala kaccañen nati na jambi ka yitandi ko fo nga nyanto din na jata kende yalale bang fo man sakunda e nyanto din tel fo nga jata kende yalale bang fontel dam mal kono fana nga nyanto din na jata kende yalale na jata kende a jari tan tel yemunela so me yatin na ko nga lahido tali ne ko bi tene ngombe layno yele junale so montoro minute tang wala minute muang kono be layno yele lale pour albese kafuno kacca kono momo ya hakilo di kaccañin na fase gana fanuno ñame ala baraka. Thank you very much. You see, Khadija, to the way I am looking at it is it's very simple. I mean, I'm sure the men are not going to be very happy with me on this one. But you know, when a man is wooing a woman, you know, the things that he can say, you know, we call it chase when you're chasing a girl. The things you can say anything. You say, I'll do this, I can do this. But when it comes to the doing, do they do it the way that they're saying they're doing it? And I think our relationship with health is the same. Is that, you know, we have a lot of sayings in the Gambia, both in Mandinka and in Wolof. I'm sure I can say the ones in Wolof, maybe if you know some of the ones in Mandinka, that give priority to health, where it is said that prevention is better than cure. It was not the white people who first said it. Even we have it in our language, how we say it. I'm going to say it when I say it in Wolof, or to say that health is priority. It is not a new thing for us. We say it all the time. But really, is it that we're just chasing health or wooing health, or is it that we really are serious about it? And for me, I'm going to put it as the lawyers put. I'm putting it to the Gambian people that no, we do not take our health as a priority. Now, that is just as a lawyer. I'm not saying that is what I believe, but people can now call in and say whether that is true or what is that is not true. And the same thing also, because also I mentioned here last week that all our African governments here in an AU meeting in 2001 in Abuja declared that they are going to spend 15% of our expenditure in health. And only 2 African countries now are doing it. Okay? And those 2, one of them is Cape Verde, which is one of the smallest countries in Africa. Unfortunately for us, Gambia, we are only spending about 7.2% of our expenditure in health. So I am also putting it that we are not in the government giving enough to health, because we are not even giving the 15% that we declared we are going to give 15 years ago. And now what we want is to start that conversation now and say, is that so or is that not so?
and maybe that way we can now realize that we're not doing enough, both as a people and as a government, and then we can do more for health. I think that is the purpose of the discussion today. mbokk yi comme nu ma ko waxee woon rek waxtaan bi commencé woon nañ ko last week te ñun ci olof ci làkka yëpp foog naa ne mu ngi ci dañ dee wax ne wér-gu-yaram mooy yëpp, parce que si wolof dañ dee wax ne su soxla di ñaar fekk wér-gu-yaram am na ba pare. dañ dee wax ne fagaru moo gën faju. wax yu bari am nañ yoo xam ne daal dangaa foog ne daal nit yi géddal nañ wala solol nañ wér-gu-yaram, waaye man nu ma ko waxee léegi rek ci angale mooy dafa mel ni rek ki nga xam ne mu ngee ngoro, góor goo xam ne mu ngee ngoro jigéen, lu ko neex dina ko wax, man dinaa def nangam man góor laa boo xam ne dama tabee lu nekk daal ba jigéen ji foog ne kii nii moom mooy waaja, waaye nag su demee nag ba dugga nag ci biir ndax dina ko def ndax du ko def mooy wax ji. the same thing ñun tamit noonu la suñ relation mel ak wér-gu-yaram, parce que ñun lu nekk lañ dee wax ci wér-gu-yaram, jaral na ma lu nekk, waaye nag ndax jaral na la ko. te week bi passé wane woon nañ yi nga xam ne wane na ne soo mooy tuut jaraluñu ko, kon man lu ma wax mooy ne daal dama foog ne daal ñun jaraluñu ko daal, waaye nag suñ demee ba kool yi ëpp nit yi dinañ ñu wan ndax lu ma wax ni noonu la demee ndax demeewut noonu. wanoon nañ leen ne tamit dëkk yëpp bokk ci Gambie fii nii ci Afrique toogoon nañ benn time 2001 loolu ñaar fukki at la ci gannaaw, ñu ne ñun léegi nii suñ dëkk yi yëpp suñ delloo dinañ make sure ne lu ñoo fere mooy xaalis koom-koom buñ am ci dëkk bi luñ cee fere téeméer bu nekk fukk ak juróom yi dinañ ko fere ci wér-gu-yaram. waaye ba tey nekkul Gambie rek de, dëkk yu bari Afrique, dëkk yu bari nañ Afrique, waaye nag ñaar rek ci dëkk yooyu noonu ñoom ñoo dawal loolu noonu. ñu ci des yëpp mooy South Africa la ak Cape Verde, ñoom ñaar rek ñoo ci def loolu noonu. ñun ñu ci des ñëpp kenn defu ko ci. Gambie nag tane na, am na ñum tane. Gambie léegi nii mu ngi fere téeméer bu nekk juróom-ñaar, nekkut fukk ak juróom de, téeméer yu nekk juróom-ñaar. am na dëkk yoo xam ne ñu ngi biir fii Afrique ay ñetta, téeméer bu nekk ñetta, téeméer yu nekk juróom-benn, so ñun tane nañ tuuti, waaye ba tey defaguñ li nga xam ne moom lañ waxoon ne dañoo def. kon nag man lu ma wane mooy ne man ci suma lu ma leen a naka lañ ko waxee, lu ma leen a jiiñ mooy ne ñun niti Gambia solo luñ wér-gu-yaram, moo tax it tamit ñi nga xam ne ñoo ñu yoreel ñoom it tamit solo luñ ko. loolu laay jiiñ léegi nii, waaye ndax loolu digga la ndax du digga, moom la ñu utal waxtaan boobu noonu tey. kon dinaa bàyyi Kadijatou mu wax loolu ci Mandinka, suñ ko waxee rek dinañ commencé ubbi line yi ñu continuer wax yi nga xam ne moom lañ commencé woon ku kool rek ñu may la nga wax yow lan nga ci gis. Kadijatou mbaɗigol comme docteur bota fo ka ñamen dorog wala mu ka yitandi ko ntol banko dingol ñing fo ganna jata kende ya kumma yandi le bang fonna jata kende ya nga ñanto diyala le bang bari a tera jero ñinto aya jele ko ntel man kumma ya dinna jata kende yala fo me ya tinna ko aya yitandi ko comme ça ni atara ko kewo mimbe muso ñinin kan tenting jama isaje ko ase lahidi jamal tano la ka fuko mbenyen kelele bari bitum fa mari ba kelele bang fa mari ta kela wotu ta nata ta futu wonyen keta woto mo jamal bijele se jiko ta jata kende ala fanna la ka fuko nte na jata kende a jare tanya fengo bella na jata kende a mbenyen kelele bari ning ayatara ko kurango nyimanta fa e laikan foyte mari a jarete te ne pour ye wuli wayatara femmal lay kam pour yetake sa wo tuta mem bulo kono wolo mo ka yitandi ko ite mari se den telefonol bundal yereta ite mari se la kaccanyen dondinoje baya yitandi tale ko 2001 Africa Bankol be bentale nga fole nun tenen tambilanye ka je ko Africa Bankol be benta ka yitandi ko keme ibe tanni lulu le bondila je ite mari la kodo fannanyen na sate kono ka landi pour ka je ko jata kende yanyen na fannanyen na me yatinna ko sate fula damma wole wallahi do timmandi men keta South Africa ti anin Kevar wal dammale wallahi do timmandi Gambia dum fana be sate jamal fana nyaato la manke tellebe ko ma koto bari Gambia ka kemu kono tan kemu kono aka woro wala pasen woro wala damma ka wala bondije wala mu pour ka jata kende yanyin na fanna nyinke bari bitu niaje ko
mbo mansakunda bo dam ma bondi la jate kende ya kono wotu tan tolle bulo kono fon tolle jate kende ya a jare tan tel yenne ba docteur jero ta kayitande ko aman jaren tolle bari nin aya tara fanan a jare tan tolle ne layno bunda yele te ite mari fanan se kafuno kaccanyin kono le foka jeko ka sembentu ya nyamen foka jeko ite fanan na jate kende ya jarete ye nyamen ya itandi kaccanyin kono bari layno bunda be yella men keta 5050505 pour ali kafuno kaccanyin kono ala baraka. Thank you very much. So we are opening the lines right now 5050505 for anybody who wants to be part of the program. Bokay kon dinañ ubbi line yi léegi nii 5050505 képp koo xam ne bëgg naa dugg ci waxtaan bi ñu dugg ci waxtaan bi waxoon nañ leen ko last week bale passé we said it the last time we gave you a measurement and those who are calling maybe they can use those measurements. We said that if you really value something, if you really love something, it will show in the amount of money that you are ready to spend on it to protect it and to restore it. It will also show on the time that you are ready to spend on it, the amount of time, the amount of money that you're ready to spend on it. And it also will show on what you are ready to sacrifice for it. That is, what difficulties are you ready to go through so that you can get that? How much difficulties can you sacrifice? I know that if somebody is chasing a girl or wants a girl, he will say that, you know, I'm ready to spend my life on you. I am going to spend all my time with you, and I am also I'm ready to sacrifice my life even for you. You know, your health is better for me than my own health. You know, but whether that is true or not, we don't know. So we use that measurement and see whether we are really doing it. And the same thing also for the government. Are we giving time enough for health? Are we giving money enough for health? It seems we have a caller. Hello, caller. Oh, we missed Okay, it seems we've lost the caller. So please, we are encouraging people to call because I think this is a very exciting discussion. Okay, hello, caller. Okay, we're losing the calls, but we're really keen to have people call in and discuss this topic. As I said, hello, caller. Hello. Yes, Mbejang, alhamdulillah. Alhamdulillah. The line is very scratchy. Okay. Hello? Ha, mbe moy kanne? Ha. Ila line o mantara seneyari mbake mantara ke moy bake. Okay, we've lost that caller. The line is not very clear, so we will still wait for more calls. But you know, lu ma doon wax rek ci angale léegi nii mooy ne joxoon nañ leen ay ni nga xam ne moom la ñoo seetantaloo ndax digga lu ñoo wax mu ngi si ñun ndax nekku ci ñun ne lii nii géddal nañ ko wala jox nañ ko solo mooy ne waxtu bi waaw mu ngi mel ni am nañ beneen caller. It seems that we're losing all our calls for some reason, but we will wait for more calls, and anytime any call comes in, the technical team can just transfer them straight away. We will not. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Programme bi neex na trop. jërëjëf. Waaw, li ngeen seen misaal bi daal is appropriate, is correct. So da ngaa wàññi sa télé bi wala nga sori ko mu gën a gaaw waxtaan bi gën a neex. Waaw, xanaa ma sori ko tuuti. waaw sori ko tuuti waaw. waaw wàññi télé bi programme bi wàññi télé bi xale yi waaw gaawal allo. waaw ñu ngi laa dégg bu baax a baax. man Brikama ma lay dëkk Ismaila Bojang jërëjëf si call bi. waaw suma wolof mi moo gën a moo correct. non waxal ci mandinka su nekkee mandinka yes speaking mandinka ye mandinka foñe. Isa mandinka kango fonole. What I want to say is ale misalo men naati comme ça ni mo la ko musola ka kisiro ke jata ken da faram wol nyama nyim bankun kan alla misalo folo correct ba ka beteta. Yo sangi men bi jeto manna wot kilota
jata hello be moy kan yo jata kende nyum bankon kan comme ça ndefon ngagi nyama wala nyinte moluma ajibe ba we've lost him. I'm sure that the rainy season sometimes the lines are not very good, but we are really keen. We thank Mr. Bojang very well from Brikama for calling in. And I can see that he's listening in and viewing this with his whole family. This is what we want, and we want to spread the message that really health is very important. But he had just started to give his view, which is similar to what we are saying here. mbokk yi li ñu doon wax rek mooy ñetti peese yooyu nga xam ne dinañ ko peese ndax ñun jox nañ ko gédda ndax joxuñ ko gédda mooy waxtu bi nga xam ne préparé nañ pour def ko ci xaalis bi nga bi nga xam ne préparé na pour ñu def ko ci wala coono yi nga xam ne pare nañ cee dugga pour mun a am suñ wér-gu-yaram ndax ñetta yooyu yëpp ñu ngi koo def parce que ki nga xam ne mu ngee ngoro moom dina la wax ne moom xaalis moom loolu la neex ci xaalis pare na la koo def ci yow dina la wax ne tam waxtu bi yëpp sa waxtoom yëpp dina ko def ci yow dina la wan tamit ne moom pare naa dugga si jafe-jafe bu nekk mun naa daw fii ba ci weer bi sax su ma neexee pour am la waaye nag ndax dina ko def ndax du ko def mooy wax ji ñun nag ndax noonu lañ mel ci suñ wér-gu-yaram ñu ngee wax ne wér-gu-yaram mooy yëpp ñu ngee wax ne wér-gu-yaram amut àppa amut fay waaye ndax pare nañ ko digga ndax pare wuñ ko loolu mooy waxtaan bi bugga nañ nit yi kool ñu joxe ñoom seen gis-gis si mbir mii nii Kadiatou mbaɗigol comme lokuntambilañing a yitandalla ñame wolo mo comme ning me yatara ko e lafta kela jata kende yañing comme ka fanna fo a jarete te mari ye munela fo ite mari la jata kende yañing a jarete yenne pour yela nafulo bonda kunto yela kuɗo bonda kunto kata jara ro ñinin hanin ayatara walla kata kisi ro ñinin hanin ayatara ko sasaman boyi kam fa jarete te munela foytela jata kende yañin a jarete yene pour ye montoro taymo bula hanila do ko se deteno ñawo ña yafa ko mbatu ganna do ko bula je ngatan balo fanan jibe e balo la ñanto di ala foyte mari da jata kende ya jarete ayalla ba foyte mari fanan na jata kende ya jarete ya sacrifice wala ban sacrifice wolo munti ka jare ye la finna fengo be ya tuje ni ko yele selo bula ye sukuro bula e ko yele selo bela ye subo bula ye fengol be bula ye lafinna fengol bula danka yela jata kende ya ñinuma a jarete ye wala le ban wala mu jero ñinti comme ça docteur ya yitande ñame jama comme ala jero ñinto wala molla jero ñinto ni mobe ñinin kan kamuso ñinin isa fa ko i jareta ñako be le jareta ñen ni yolla jareta ñen na fulo be le jareta ñen bari bitum fa mari ñin ni tata fa dun ta futu bu ñin kono amari ñin ite abo kela le bang fato kela bitum wotuta ala le bulo kono na mari fongo so ni aje mbo kumo ñin fokan je wolom doron ka yitandalla jata kende yañing a jareta moye minna so momo yalon ko yeka chañin soto dorong laynol hani kabiba yele nal sedunnoje 5050505 I know the lines are a bit difficult but we are encouraging people to call in and just give hello caller. Yes, hello, you are on the line. Yes, I am on the line, Mr. Ja. Yes, welcome to the program, sir. Who's calling and from where? Madi Sisa Busumbala. Thank you for calling in, Madi. You're welcome to the program. What is your view on this? And if you can be away from your TV and listen to your phone, because it takes time before it gets to the TV. So if you're listening to your TV, then it becomes a bit difficult to continue the conversation. Yes. So programme ñen naka cañe momenti wolum ita mari la jata kende a jarete te munela fo la jata kende a jarete yenne pour yela na fulo bonda kunto kata jata kende a ñen hanin ayatara kurango mamboy kam bar danka doron ke la jata kende a jibe fo la jata kende a jarete yenne pour yela montoro wato bula hani atara la do ko seddete no ñaawo ña bar yete fan jibe ke fan kisi ka jibe fo ibalo be taka ñamale anin fo la jata kende a jarete yenne pour ye sacrifice ta pour yela jata kende a ñenna jareta ñele because ñaaji be ndefan ko mole na hanin do kacca ko no comme hani gambe da ni yele sel boyndo men ka mol sur ten semba ka sabu fo mol la ka bali ya kate sanjide because ñaaji be ni ka tare sanjibe kan wat ni wati do baje la ko ibata ila jata kende be tar la control linne yo bani te be li furu wonyama imela jata kenda control
e bakata leptano to wala an pharmacie de kate la presol jibe la sucre la lebro jibe so no ba increase kay tabakalon no so ba jala ko ni alaman tangal lu wolu na mamante do wala ka nyindi mo li am do yele solo e carbo ina bakati am no sa tra de development ne tele bakati fanjibe leptano yo ani important kini fana bi mi alon ko tel gambiano wol to madon mo jamala contrôle mental de la banque wala fam dumoro pour na dumoro kan na dumoro control that comes on sacrifice. Yes. So dumoro control on your is very important. Is another way of healing your system. So ele dumoro control armadi ni ele dumoro control ya igole te docteur la yamaro wala han docteur fan la yamati dumoro wadol beje fan mol ko dumoro abuse le because ni kon commentaire le kono bo faye te dumoro keri so ba le ko an ta kono kon doran ben ko do ko e ka tabi forcer kan do ko la doron continue singing. Yes, can he tell us in his own view what percentage of Gambia really value their health, are ready to sacrifice? Yes. Itala jeroto la fake nyenen kany ne la jeroto itala jeroto yaje ko Gambianol nying percentage jellele jata kende ya jarete ye yenyem kumal min foten It's a bit of a difficult question. Comme ni afako comme killing fo keme itala jeroto comme mo jelule jareta Gambianol ye pour la jata kende ya nyeng a percentage do ya da baade ado ya tele comme nyaadi nomba jelu still listening to the ni be la moy kan tele la naka chabe na falal less than 50%. Yeah, okay, that's very good. That's very good. Thank you for that. We thank you very much. Thank you very much. I think that is also another vision from somebody who says that people are not ready to give the sacrifices. They're eating food that they are not supposed to eat, and they are not ready to sacrifice for their health in terms of the food that they're eating. And not giving time for checking up. And not taking time to go and check up. So that is one of the people. So 5050505. We still want to hear from people. And we still want to hear from people on two things. On one is the population. Are we really true to our words that we give value to our health? And also the government, are they true to their words that they are giving value to the health? And I think those two things are very important. We should give value to our health. Our government should give value to our health. And are we doing it? And what do we want for the government to do so that this thing can increase? I think these are the things that we are asking our viewers to talk about. Mbokk yi ku fi ñëw léegi nii wane na ne moom ci gis-gisam mooy ne Gambie ñu ci ëpp yëpp wala genn wàll gi yëpp daal lum tuuti joxuñ gëdda seen wér-gu-yaram parewuñ pour bàyyi yi nga xam ne moom lañ war a bàyyi wala parewuñ daal dugga si jafe-jafe pour seen wér-gu-yaram dem kanam parewuñ jox time pour seen wér-gu-yaram moom daal si gis-gisam daal téeméer bu nekk daal juróom fukka joxewuñ ko léegi nag ñu ngi continuer waxtaan bi léegi 5050505 mooy ne ñun Gambien yi lan lañ fokk ndax ñun ñu ngay jox gëdda wér-gu-yaram ndax joxuñ ko gëdda ndax ñi nga xam ne ñoo yore réew mi tamit ñu ngay jox gëdda ndax joxuñ ko gëdda mu nekk waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo bu ñu war a waxtaanee la loolu tax ñu indi ko fii nii tey di ñaax nit yi nag képp ku mun a call 5050505 mu call ñu continuer waxtaan bi Kardiatou mbaɗigol comme ñin kilirla min bota kilirola tenti mbani mbarala ala kacca kumayata bake ala fo kumo fana be seneyata da be kumayata kaje ko atela miro ñin to na domor fengol keta fendeti mi ya lonko aka na jata kende ya samba kuma bake wolo wobe kundi mune kono wolo mu sacrifice de comme nga fa ñame ila jata kende ya jare ye ko ye fengo bula adun ya bula. It seems there's a caller. Let's just take the caller. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. ci télé bi la waaw ci télé bi la waaye da ngaa sori sa télé bi nag nga waxee ci téléphone bi rek. waaw sori naa ko. baax na ñu ngi laa dégg. fooy koolee ak noo tudda waaw.
21. It's there. I'm sorry, nyam fadala. Okay, you continue. Me call ke kambuyamli. Okay, ila tomu. Ito di ma? Aisatu Baji. Aisatu Okay, Baji. Yo, Dr. Jai men fo to nyalom. Aisatu. Okay. Aisatu Baji. Okay, Aisatu kana tele Aisatu ni lafta pour kacha so ne kana la moy tele lebe la moy la telephone la. Tele ni sa jam fala no wala ya fa untel ni be ñoo moy la le. Ah. The TV is very loud. Okay, I think we have to tell our viewers very clearly that if they are talking to us, they go away from their TVs and talk on the phone so that we can have a good conversation. Mbokk yi ñu fàttali leen rek ne képp ku call pour ñu mun a waxtaan dëgga di nga am pour dégloo sa téléphone bi nga bàyyi sa télé bi wala nga fay sa télé bi sax wala nga sori ko dem ci beneen néeg ñu gën a mun a waxtaan yow ngay dégloo sa téléphone bi noonu la ñoo gën a mun a waxtaanee ñu fàttali ko suñ mbaɗigol comme so ñu hakkilo bulandi ka yitandi ko nim kaccañi ni lafte la diyamo e sénéa aɗum ay sonoyantel bulani tafango bulu wala mi ɓe lamoyle la téléphone ol la ye jam fa télé la hani téléphone e sa fanola hani ya fantel ni ɓe ñomoylale hani kabi pour que kafuno ñamen kaccañin kono sa tentendi comme ka yitandi ko meye kumandiro ke jang ala fo kumo nyin ketaminti wala mun na domorol nyinti fa jareta nyalale ani montoro wato nyin fanan montoro wato mo fenneti mi ya lonko wolom aya yitandi ko katela sukuro jibe katela yele selo jibe bayi watu dobi je yaje mudo be siri ndoro ya foko hay adum femman kara sital doron aya boy yele selo ya boyndi suwo kono so woketa kuleti mi ya lonko nita ba mare ka montoro wato di fongola katay balo kisi kisi komi nyanta ka ibalo la nyanto di yala nyamen obe kela kuleti mi ya lonko atekela ku teremma koti ye because teremma ko wolom yesi doron ko ye boyi kan bari ni ya tara ko tarreta e bukata fanjibe a wato la obe kela kuleti mi yalon ko janning jaral lalbe bola kalma be kela ku nafari ngoleti so me yatin nako kayitandi ko man sakunda fana fo e nyanto din na jata kende yala la bang ita mari la miro nyinto so wol be mo kuleti mi yalon ko mba ka fo kan kaccanyin kono telephone be yele renne ali la moy telephone la kan la moy tele la ali ka fo kaccanyin kono line be yele renne hani 5050505 so it's yes 5050505 mbokk yi 5050505 mooy téléphone bi nga xam ne moom la ñoo koolee bugga nañ ngeen call ñu continuer waxtaan bi waxtaan bu am solo la mooy ndax ñun dëkki Gambia jox nañ wér-gu-yaram gëddaam ndax ñun solol nañ wér-gu-yaram ndax sololuñ ko loolu daal mooy laajte bi nga xam ne moom la ñoo laajte ñuy seet nag nit yi lan lañ fokk ci loolu noonu jox nañ leen naka lañ ko peesee ñu peesee ko noonu ñu seet loolu daal mooy waxtaan bi wan nañ leen tamit ne mu ngi mel ne am nañ ko la hello. Hello. Yes. Dr. Dia. Yes sir. Karijatu na ngeen def. ñu ngi fi rek sant yàlla. Very good. Seen programme bi rafet na. jërëjëf tur bi ak fooy koolee. man maa ngi koolee. Well, xaaral daal ma nekk loolu. du benn problème waxal freely lu la neex rek nga waxee ko waaye yow lan nga fokk ci ne Gambia ñun noonu lañ gisee wér-gu-yaram ndax jox nañ ko solo ndax jox nañ ko gëddaam ndax joxuñ ko gëddaam. Well, xam nañ koo jox gëddaam waaye bariwut noonu de waaw. li tax. nguur lañ tànn pour ñu jiite ñu. léegi nag soo seetee dafa am yu bari yoo xam ne yaa ngi ko faa gis lu ñu war a fanxala ñun dafa war a nekk li ñoo wax team work waaw parce que soo seetee ci biti ci kër yi fu nekk lu nekk ñu ngi tilim loolu tam problème la ci xel bota yaa ngi fees del bàyyi ci xel te kenn ku nekk lu ko neex mu def te du ci jëlee dara mooy ne gis nga nguur bala moo dëgëre foog mu am penalty foog mu am fine foog soo defee dara lu tilim ñu fine la nga fay ëllëg nga defati dara lu tilim ñu fine la nga fay bu boobaa di nga bàyyi sa xel waaye su fekkee ne kenn ku nekk mu ngi def lu ko neex
kenn ku nekk su lekkee sànni kenn ku nekk su tuuree mbalit fu ko neex mu def lu ko neex kenn du wax kenn du ko fine kenn du lifin soo seetee ci gannaaw amoon na board of health waaw dañ daan dugg ci kër yi di seet yooyu yëpp ñu fa woon waaye fi mu nekk nii ku nekk lu ko neex mu def fuñ nekk fuñ toll tuur kenn du wax dara fine du am soo demee ci biir dëkk bi yaa ngi am garage mécanique yi ñu ngi fees jëli moto yooyu yëpp ci wér gu yaram la yëpp amul dara loo xam ne bii dañu am teamwork boo xam ne faa dugga ñëw taxaw gis ne lii war ta am lii yéen da ngeen war a fay wala nit amin bona wanagam bi bu tuuru ci biti ñu bàyyi ko kooku dafa war a fay fine fi nga fine fi lañ amut fi lañ fine ñu nit ñi waaw beneen loolu beneen topic la waaye it's a very important topic mooy discipline rek moom lañ dee ooyee discipline su amut kon problème la ñoo am ci dëkk bi ñun nit yi suñu amuñ discipline ba pare tamit amuñ autorité boo xam ne moo ñoo jox discipline den dinañ am problème boobu nag file attaque guñ ko jëf yi du mun a demee niñ ko bëggee because xale yu jigéen ñi xale yu góor yi non si bi ngay try bu baax a baax because man ci suma boppa man sa patient laa te maa ngi America fi mu nekk nii waaw am naa fi a very good health care masha Allah a very good health care you know because maa ngi retire waaye nag su ma nekk Gambia yow laa choose koo xam ne kii anything lu ma fii ci suma yaram bi ci yow lay dem jërëjëf waaw waaye nag nguur gi war nañ ñoo dimbale ñu am ñun ñëpp ñu liggéey ndoor ñu am benn difin task force boo xam ne faa dugga ci biir dëkk bi di setal dëkk bi bon li difin su ko defee ñuy jox nit ñi fine di yóbbu nit ñi koot bu boobaa dëkk bi dina mën a change dina gën a mën a set den ñu dema ci nag ci next level waaye fi léegi loolu amut dina jafe de fi léegi loolu amut waaye tam bëgg naa sa xelaat ci dara mooy junja naa fi léegi nii ne in 2001 African countries yëpp mitoon nañ Abuja ñu ne ñun dinañ dugal 15% si suñu health Gambia ba tey léegi nii we are 7% am na ñuñ tane nag ñu bëri ci biir Africa waaye ndax ñun war nañ a jóg léegi nii wax suñ government ne bugga nañ daal lum bon ngeen dugal 15% si mbiri health ndax foog nga ne loolu noonu lu war la ndax jaru ko ndax ñoom lu ñoo def nii rek doy na nii léegi noonu non jar na ko ku nekk mu ngi try boor jar na ko bi ko man dama seet ne non si fii nekk Gambie ñu ngi try bu baax a baax waaye benn amul tuul ñaar loolu laajte si lopitaan bi garab bi dañ laa wax ne wel am nañ bii waaye amuñ yeneen yi def yëpp benn duñ ko mun a am léegi nag su fekkee ne dinañ war a mun a am at least ñetta ba wala ñeneen dinañ wax ne try nañ waaye su fekkee ne benn lañ mun a am te amuñ yeneen yi ci def kon te dafa des so kon nag nañu nguur gi dimbali xam nga ñu ngi def effort nag waaye ñu gën a def effort nga xam ne léegi xëj na suñ dugaloon 15% bi mooy double ñu lu ñoo def léegi nii kon xëj na garab yooyu ñuy wax nii dinañ ko mën a jëndee ci xaalis boobu noonu tuul si ñoo wax nii dinañ ko mën a jëndee ci xaalis yooyu waaye dëgg no don't make me wrong xale yi ñoom ñu ngi try oh non ni ma leen gisee definitely man mun naa laa wax loolu because man maa ngi si teaching field bi in the medical field maa ngay jàngal ay doctors ay nurses ak yooyu noonu yëpp so man xam naa ne gars yi ñu ngi try te xam naa ne expertise bi léegi in Gambia is increasing there is no doubt about that ne ñu ngi am more doctors more good nurses specialized nurses amoon na time amuñu woon specialized nurses léegi dañu am nurses yoo xam ne they are specialized in certain fields yoo xam ne they are top in the world so loolu doy moom definitely there is no argument ne loolu mu ngi increase so sant yàlla ne yow seetlu nga ko waaw definitely because man dinaa seet naa exemple bi ci hospital yi nguur gi seet naa exemple bi tam ci sa hospital bi anytime ma ñëw ci sa hospital bi amin maa ngi am number 1 treatment su ma yóbboo tam nit ci lopitaan yi nguur gi ñu ngi am waaye nag duñ dee am liñ soxla yëpp definitely so kon te ñu ngay ñaax nguur gi daal ñu gën ñoo jàppale Thank you very much for the call, and we are very happy that you're calling all the way from America, and we wish you the best over there. Thank you very much, sir.
You welcome, sir. Thank you very much. Jërëjëf ñu ngi ko gërëm bu baax a baax a baax a baax baat bi sax wax dëgg yàlla nag xàmmeewu ma ko sax xaw ma kan la ci waaye wane na ne man maay doctoram te kontaan bu baax a baax si li nga xam ne moom la dee di amee fii nii ci Gambia moom mu ngi fële na le ba America waaye su ñëwee Gambia fii nii daal gis na ne lu moo am fii nii ci lopitaan bi is almost lu moo am foofu noonu in America ñu ngi ko gërëm ci loolu noonu wane tamit na ne definitely comme moom foog naa ne leer na ci ñuy làkka olof xam naa ñuy làkka English rek the caller has really reiterated that the youths of the Gambia, especially those in the medical field, are doing very well. The nurses are doing very well. The doctors are doing very well. He has received some very good treatment here in the Gambia. He has also cried over some of the issues that are happening in some of the public hospitals where sometimes medications may not be available and so forth. And I did put it to him that, look, don't you think if we were ready to spend 15% of our budget into health, whether that might improve things, or whether we should start pushing for that to happen through the parliament and through governments that, look, we promise that 15% of our budget will be in health. Let us put 15% of the budget in health. Maybe that way we will be able to buy the instruments that we want to buy. Maybe that way we'll be able to buy some of the medications that we want to buy. So it's a very interesting conversation we had. I will let Khadijatu just give a summary of what our caller talked about while we are waiting for other calls. 50500505 mbokk yi ku bëgg a call rek mun ngaa call anytime 50505 nga joxe sa xalaat lii suñ wér-gu-yaram la lii mooy tax bi nga xam ne nit yi jóg ci seen wér-gu-yaram government bi tamit jóg ci wér-gu-yaram kon waxtaan bi waxtaan bu am solo la ñu ngi ñaax nit yi ñu dugga ci Khadijatu mbaɗigol hani kabin kayitan dalla ko laynol ɓe yelerine 50500505 lem pour aliye kafuno kaccañin kono ñin kacca mun na kaccaltintol Gambia dingol aɗum fana ñin kacca mun na kaccalti foka je ko nse ñoma ko okay, since we have another caller, we'll take this caller before we continue the translation. Hello, caller. Hello, Uncle. Yes, sir. Okay, that one has gone very quickly off. But she can call again. You can call again anytime, and we can take you. Khadija, to continue. Yes, hello. Yes, you are online now. Hello. Yes, we can hear you here. Please listen to your telephone. Déglul sa téléphone bi. Hello. Waaw ñu ngi laa dégga. Mbella mooy ka. Okay, well, just reminding you, ñu ngi leen a fàttali rek ku call daal na dégloo téléphone am mu sori téléem bi su dul loolu noonu rek waxtaan bi du mun a neex ñañ bàyyi Khadijatu mu wax lan la suñ koola boobu waxoon waaye képp ku call rek dinañ taxawal ñu déglu la. mbaɗigol hani kabi ka yitandi ko womi yen waɗat ko linda tenting ay kuma kacca kuma yari mballe fo jang mais ya yitandi ko ay satila sénéyañi nga folota walla folo kaccañin kono foka je ko sénéyaɓe kafurin jata kende yala kono men satirna ko man sakunda se mulma ko no ñamen satila sénéya bala ala fannañin na aya yitandi fana ko nosol fana ɓe doku kende balla l'hôpital to anen doctorol fana ibela demaro ke kanne sa keno ñamen bari fana men aya yitandi ko man sakunda la fannañin na kuwodol bi jelemi yalon ko dasatale damandi men keta jorangol la fannañinna anin fana borol la fannañinna ni tata fo doctorol ye borol safiye koy sulata nyim borol la jama be bori killing dam mala so tata ko woto woketa kulete mi yalon ko amanke nyaato tati wom ko matalti so me yati nako ni sa kafuno nyamen wo bay ay yitandile ko kaccamen ketanu abuja sati nyin kono men ka yitandi ko 15% wala nyanta kala jata kende anyin na fannala woto ni yatare be gambia be paseni woro wala dam mala ke kan woto ni yatare ye seyo men dasata koma pour ka futandi tanni lulula ni ya futandi woto kama ko nin doctorol nin nosol bela do ko ke ka nyama jorangol fana be fisiala de bake borol nyim fana ko ni atare nyanta ka lulule soto ni ya saba soto walla nani wo be kala kulete mi ya lonko abe demaro kala bake sate nyin kono le abaraka.
Thank you very much, Kadjeto. As usual, you always remember the things that I don't remember when people talk about things. I'm sure it shows the age difference. But anyway, mbokk yi kooku noonu kooloon waxoon na ci mbiri set bi seti dëkk bi, you know, and I don't think I said that either in English or in Wolof, that he talked about the cleanliness of the country, and that we as a people, we are causing a lot of trash being everywhere, and that really hinders our health. And he has talked about the fact that there is no discipline or disciplinary actions that happen. Somebody opens up their toilet pipe outside and nobody tells them anything. People throw trash all over in the country. Nobody tells them everything. And he feels that if people were fined for doing wrong things, then they would stop doing it. And I have also questioned him about the Abuja Declaration, whether he feels that we should insist that 15% of our budget goes into health, and he feels that that might also help with things. So the lines are still open, 5050505. This is our health that we are talking about, and what we say here may affect individuals, so that people don't throw things around anyhow, may affect individuals so that they spend time on their health, and may also affect our government so that they put more. We are not saying that they're not putting, they're putting, but we want them to put more. If we go to the Abuja Declaration and say, okay, 15%, we can squeeze everywhere else. We can squeeze from, interior is not getting much, but let me not mention the places we can squeeze before, before I'm attacked here. But yes, caller. Hello. Seems, yes, hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mr. Cha. Yes, sir. ñu ngi la fay yow tamit fooy koole ak noo tudda? maa ngi koole Serekunda. Masha Allah. Tur bi? Alhaji Touré. Touré. boori fi Jine Garage. Dëgg la. Ok, baax na, jërëjëf Touré si kool bi. Yow naka nga gisee mbir yi? mbir bi moom li nga wax yëpp noonu la ñu nga mel ne pour test mooy suñu problème fekk daanuwuñ. lii mooy suñu problème waaye doole ñu ko mën a blâmer too much na because poverty la. Poverty, waaw. Poverty la waaw, poverty day bokk na ci de moom, there is no doubt. waaw poverty la. waa xam nga dépense amaguloo dépense. waaye sa yaram yow sax boobu xam nga ne yaa ngi feel dizzy. waaw te maa ngi xaw a tayal waaye doo mun a xalaat loolu. waaye problème bi mooy ne yow soo demee ba feebar ba daanu kon kanaay defalaati dépasse bi. mooy problème bi nag bi ko tay boo xel bi di dem ci loolu xel baa ngi njaboot gi dem jëlee dépasse. it's true, it's true. waaye lan nga gis si beneen part bi xam nga yow léegi nii wax nga ne poverty bi waral na ne daal nit yi duñ dee di solol seen wér-gu-yaram noonu parce que amuñ luñ ko sololee. waaye luñ doon wax léegi nii ne government ñu dugal 15% instead of 7% bu ñoo defagum. ndax loolu noonu yow da nga ko support ndax da nga ne rek daal ñoom already ñu ngay def luñ mun yëpp doy na. Gambia si boppam 15% sax doyu ko ay doon. waaw waaw dëgg la de because ñoom meeting bi lu ñu waxoon mooy at least 15%. waxuñ 15% sax at least 15% lañ wax waaw. dëkk bi dafa tuuti de waaye. dafa bëri problème de. dafa bëri problème dafa bëri problème. dëkk bi ñu fi wér bëriwul de. non fii de feebar yi parce que lekk yi ñoo lekk koreguñ. ok da nga gis benn nit koo xamante ne dafa am ñetti feebar. waaw it's true, it's very true. waaw loolu su fekkee ne 1 million la loolu di 3 million feebar. waaw definitely waaye comme ku kooloon léegi nii rek lu mu wax tamit plus tamit tilim bu nekk ci biir dëkk bi moo tax feebar yi bëri. moo dina tax sama bëgg a kool xam nga bëgg doon di programme waaye moo tax ma jën a kool man ji nga maa ngi opposite ji ne garage. kon ñu jógee si bànnali foofu noonu day dugga noonu. waaw opposite xam naa foofu feeraay bu fa nekk. yaakaar feeraay bi every day dinañ lakka chemical yooyu every day suñ taw sax dañoo lakka suba dañoo lakka guddi dañoo lakka environnement bi yëpp lañ jël pôle. waaye xam nga yooyu lu ñu waroon a def mooy garage dafa am ay place yoo xam ne ay garage dafa nekk dëkkuwaay du fa nekk am place yoo xam ne lii lañ faa defee am place yoo xam ne lii lañ faa defee.
ci backyard yi la nekk empty land la dafa amoon néegi daanu. gars yi jëwee moom opposite la nekkoon kër bu mu nekkoon dafa xat léegi ñu génne leen foofu gars yi ñëw foofu noonu opposite waat waaye dafa mel ni dafa jógee ci kër gi ne duga ci kër bële. waaw. tey jii sax boobu donc mu ngi taw mooy gaa ngee lakka because ñu ngi am mbaas fi ron nañ mën a lakka si ron mbaas bi te du fay. so xam nga boobu doo mën a attaque gars yi demoon naa gars yi police waaye ba léegi. mun ma si dara because of me aussi ama kenn ku maa dimbali. waaye man suma condition yi kër bi. su ngelaw gi jógee rek suma biir nit bi daf koy fees tep. ak saxaar loolu nag àndutaa wérgu yaram de. ma ne loolu àndutaa wérgu yaram de loolu de moom mun na leen a feebar sax. wilaay option amul. because maa ngi koy xeex pour ma mun a dawale sama bakkan waaye still ba léegi. ma si doole dem naa police yi grifin nañ ne léegi nañ bàyyi gars yi nañ bàyyi waaye gars yi bàyyi. because of they are not Gambian. soo xamee yoon bundu bi. waaw man xam naa area booy wax sax de boo yooyu noonu dama fa daan dem yee xam naa ko. waaw garage bool boo soo ko fee sa raay de. yaa ngi romb taxi rek poche kër rek bi nga doxal bu sew la nii. waaw jërëjëf yal na yàlla dimbali leen daal ci xeex bi daal. yal na yàlla dimbale leen si ñu ngi leen a ñaanal bu baax ci loolu noonu xëj na tamit su ko autorité si déggee fii nii dinañ jóg si loolu noonu because environmental health tamit lu am importance la. sakatuma si tooy bii booy si gannaaw foofu noonu yëpp a ngi tilim booy doo dee understand yoo fii booy bëccëg sax da nga am yoo. yoo mu ngoog. it's sad waaye fii laa ko amee. waaw massa. so baax na ñu ngi soj benn ñaar ñu ngi soj doo dee mën a understand ama beneen option maa mun a def. waaw ñu ñaanal la rek tamit képp su nekkee ne tam any autorité dégg na ko ñu mun a xelaat yow sa bos ak ñeneen ñi ñoo xam ne tam ñu ngi am problème because nekkut amut ci yow rek tamit am na ñeneen ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi am problème yooyu noonu rek waaye seen kër yi ni ñu ko sampee kër yi léegi dafa jaay gannaaw man sama bos dafa xaw a jaaxaaloo ñëw waaw so suñ jëloo ki jógee direct amoo benn ventilation maa ngi tëju always massa jërëjëf si call bi anyway xaaral ñu may keneen mu dugga pour ñu mun a gën a continuer waxtaan bi waaye ñu ngi laa gërëm bu baax a baax ci call bi I think one thing that is coming out from the callers is the environmental health. We have not talked much about our environment and the impact of our environment on our health. But it does have a lot of impact. They have mentioned some of them now. Just the pollution itself, the air pollution itself, the air that you're breathing. If it is not a healthy air, you are sure to get diseases, especially diseases of the lung. And if the area, the water, the treatment, the sewages, the gutters are not well taken care of also, they cause a lot. You work in we both work in hospitals, and we have seen that in this time of the year is the time that you see a lot of children coming very, very sick. Yes. And unfortunately a lot of children losing their lives. We have 5 minutes. Maybe we can allow one more caller while we get Kadja to just give a summary of what this man has just said in Wolof now, so that our Mandinka viewers can also hear. It seems we have a caller. Hello, caller. Hello, Dr. Jah. Yes. Nanga def. Jaama rek sant yàlla. Man la Adama Badji maa ngi koolee Bruce bi. Jërëjëf Badji jërëjëf si call bi. Yow naka nga gisee mbir yi? Ana mu dee follow seen programme bi saa yu nekk. Waaye dama bëggoon a sànni tuuti rek ci programme bi. Please go ahead. Waaw demal. Waaw xale yi ñu la dee liggéeyal te du dañ am seen uniforme right. waaw. léegi waruñ di teg comme abaya ci kaw. loolu soo ko tegee ci kaw dafa sonal sooy def sa yéen a liggéey. witness naa ko waaw pour nga bàyyi ci xel. am nañ uniforme lañ stick to uniforme bi buñ tegaat dara ci kaw. waaw because suma jëkkër dem na fa ñu ngi jóg dara bi abaya bi ma ngi sonal jàkka bi. xam nga. waaw so loolu dinañ make sure ne ñu change loolu noonu su nekkee ne mu ngi fa waaw. waaw jërëjëf ci loolu. waaye lu ñoo waxtaanee léegi nii da nga ci bugg a yokk kàddu mooy mbiri ñun ban importance lañ jox suñ health ndax definitely lu ñoo wax ne health is the most important thing to us ndax dëgg la ci Gambian people bi ndax government bi tamit ñu ngi def lu doy pour health for the Gambian people loolu mooy question bu ñoo bugg a laajte ci programme bi tey. waaw li ma jàngat ci programme bi mooy nekkee comme nit ñi tamit léegi ñu ngi farlu ci dem di seen wér gu yaram. waaw gis naa loolu. so yow gis nga ne daal Gambien si léegi nii ñu ngi gën a jox importance seen wér gu yaram. loo xam ne lii de
xamee ma ko woon suma yaram bi te léegi maa ngi gis some sign da ngay gis nit ki dem man loolu maa ngi koo gis yaa ngi ko gis macha allah that's very good beneen question bu ñu amoon mooy ñaata la ñoo dugal ci xaalis si suñ wér-gu-yaram ci government bi wax nañ ne lu gaay luñ advice on mooy at least 15% léegi Gambian government bi is putting 7%. tane nañ yeneen dëkk yi nag de waaye 7% la ndax foog nga ne loolu doy na ndax war nañ a gën a yokk seen loxo ci mbiri wér-gu-yaram gi. boobu maa ngi naan ñu ne tof lu mu daw nga yokk ko yar. waaw moo gën amul dara. waaw sax li tegal nañ ñu tuuti ak tuut. ba tey ñu sante Yàlla. waaye tam suñ ñu dolli woon tamit mooy gën. mooy gën ok baax na jërëjëf si call bi jërëjëf si call bi thank you very much sa beneen concern bi tamit dinañ deal with that insha allah. jërëjëf so mu ngi mel ni that is the last one we can get. I was told that is 5 minutes before the time but really the response has been quite good and for me I think in summary from all the calls that have come in the last caller feels that there is some increase. She didn't say the percentage, but there's some increase in awareness about health and people giving importance to health, which I agree with 100%. That is true. But the general view is that most of us are not giving enough importance to our health, and also that the government needs to put some more money into health so that we can afford things. mbokk yi dinaa bàyyi Kajatu wax rek tënka luñ doon waxtaanee ak call yi ñu am yëpp ñu tënk ko den man tam ma mun koo tënka moom su tënkee ba pare tàggoo den tam man tam ma tënk ko ñun mun a tàggoo jeexal programme bi incha allah. mbaɗigol comme kaccañe yayitandi ñama akita kacca kummayari mbalti akita kaccalti mi yalon ko mbe karanta jeele aɗum fana kumandirlal fana mbalni mbarala albela kumandiroñinna bari kumoñin gana bambanta dame wolo mo ka yitandi ko na jata kende yañin mamuta bake ay bambang so me yayitandi ko ñande ka gana sembo din na jata kende yala le foka je ko nyame na jata kende ya sitano nyato anun a jetale fanan ko sati fanan na sene yanyen keta kulete mi yalon ko a jata kende ya samba ko ma bake le me yatin na ko ka kaccale bari mbo fanan ka fula kacca ko le dun killing so me yatin na ko fanan ka je ko kumandir lal men be kumandiro ke ka je ko man sakunda fanan e nyanta ke bulo ka fu jata kende yanyen na fanna nyin nale to nyaale iba kata kanne bari hani kabi iko isa kata nyawo nyame bari iko fenko se borono nya fo isa buso ka fala so me yatin na ko fana isa kafuno nyame fana wo bebe kala kuleti mi yalon ko abe no sol ma ko dal abe doctorol ma ko dal abe jata kende abunda ma ko dal nin sa tol mumebe mbal nim barala alla la moyer ko nyimma la fotenen nala ko tenke ala baraka. Thank you very much, Kajatu. Thank you very much to all our viewers. mbokk yi si tënka rek lu ma duñ doon tënka mooy ne ñu call yëpp ñu ci ëppa yëpp lu ñu wax daal mooy ne foog nañ ne Gambia fii nii ñu ci ëppa daal joxuñ daal gédda bu ñu war a jox wér-gu-yaram waaye am na ku ci kool nag ne seetlu na ne daal nit yi ñu ngi gën a solool wér-gu-yaram te man nangu ànd naa ci moom ci loolu noonu ne nag nit yi ñu ngi gën a solool waaye tam ànd naa ci wax bi ne ñu ci ëppa yëpp nag joxuñ gédda seen wér-gu-yaram bu doy boo xam ne dinañ ko toppatooyee noonu ñu ci ëppa it tamit wax nañ ne daal government bi ñu ngi try ci mbiri wér-gu-yaram bi waaye nag suñ yokkoon mu gën lu fas daw nga dóor ko mu gën a daw te foog nañ ne suñ mënoon a dugal 15% daal si suñ wér-gu-yaram xëy na ñu dimbale ba nga xam ne garab dina am ci lopitaan yi yeneen bagage yi nga xam ne soxla nañ ko ci lopitaan yu mag yi tamit dinañ ko am lii daal mooy ci tënka waxtaan bi nga xam ne moom lañ waxtaan tey di gërëm ñëpp ñoo xam ne dugal nañ ci programme bi di gërëm Kajatu di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk tamit ci technical team bi fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf